salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi topp ci seen émission noo ko dundee merci de nous retrouver sur la chaîne des valeurs tey ñu am mbégte bu yaatu ñëw sunu 24e numéro seen émission noo ko dundee ñëw fii nag ci kër ministre Dame Diop nekk ministre de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'intersection mu am mbégte bu yaatu war a dalal ki nga xam ne moom mooy monsieur Baye Ndiaga Diop nekk ki nga xam ne mooy responsable politique membre fondateur bu APR mais nekk aussi ki nga xam ne mooy agent municipal. tey jii moo ñu dalal fii si kër le ministre Dame Diop si caméraman bi ki nga xam ne mooy l'incontournable Gora Diallo si réalisation bi El Hadj Babacar Sall kon l'incontournable dañuy naan coow dugg si biir kër gi dalal ki nga xam ne mooy monsieur Baye Ndiaga Diop tey moom moo ñu dalal fii si këram acu ñu dem. Asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu yéen a ngi ànd ak seen télévision Moubarak TV la chaîne des valeurs ñu am mbégte bu yaatu ñëw fii si kër le ministre Dame Diop nekk ministre de l'emploi de la formation professionnelle nekk aussi koo xam ne membre fondateur si APR la bokk ñu am mbégte nag tey ji dalal ki nga xam ne mooy monsieur Baye Ndiaga Diop Baye Ndiaga nag nekk responsable APR membre fondateur chef division des recettes et de la fiscalité de la commune de Diourbel nekk frère si ki nga xam ne mooy le ministre de l'emploi Dame Diop tey ñu am mbégte bu yaatu tey tombeek sunu 24e numéro seen émission noo ko dundee présenté par votre fidèle serviteur le professeur si caméra bi l'incontournable Gora Diallo si réalisation bi El Hadj Babacar Sall monsieur Ndiaga Diop ñoo ngi lay nuyu la télévision Moubarak TV ñoo ngi am mbégte bu yaatu si dalal bi nga dalal fii si sa kër. waaw maa ngi leen di fay mbokki njëriñ mbokki Sénégal yëpp yi seetaan télévision. waaye am na solo yóbbaale na ñëpp monsieur Baye Ndiaga tey jii ñuy waxtaan si li nga xam ne mooy mbiru xew-xew jamono ñu gis ne jamono yi passé son excellence monsieur le président de la république def na li nga xam ne mooy dissoudre gouvernement bi formé waat beneen gouvernement bu bees en tant que responsable APR ban jàngat nga si am. Cheikh jërëjëf comme ni nga ko waxee yaakaar naa Sénégal fi ñu toll ñëpp xam nañ ni gouvernement bi président de la république tasoon na ko. dissoudre ko créé waat gouvernement bu bees yaakaar naa ni njàngat bi ñu si am mooy rafet si njort rek parce que comme yàlla dafa dogal nu jiital président République mu yor Sénégal yor ay ñoo xam ne da leen nommé def leen membre du gouvernement yaakaar naa réew mi day dem ba toll foo xam ni day aajo moom mu jëlee fa ñooñu maa muy wëlbatiwaat am ñu ngi ko defee donc kon ñu mën lu rafet si njort am si yaakaar gu wér nag. si kaw loolu. ñu gis ki nga xam ne moom mooy doomu Diourbel di ministre Dame Diop nekk ministre de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion mu nekk lu am solo mu yoroon artisanat ñu jël artisanat bi dolli ko leneen ban jàngat nga si am. Cheikh jàngat bi si am d'abord mooy sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunu wasila Cheikh Mountakha Mbacké di ñaan yàlla na fi yàgg sant xalifa général yi fi nekk yëpp. ñu baax ñëpp jàngat bi fi am bu ñu jógee solo sant son excellence monsieur Macky Sall parce que wax dëgg yàlla jëloon na Dame def ko ministre de la République dissoudre gouvernement renouveler waat confiance am si moom joxaat ko kon mënu dul sant ko yaakaar naa nag ki mu ko jox li mu ko jox lu am solo si réew la parce que wax formation professionnelle wax apprentissage wax insertion yaakaar naa ni loolu pàcc bu am solo la si gouvernement surtout si jamono jii ñu toll si Sénégal formation professionnelle dafa am solo donc su fekkee ku mel ni Dame di doomu njariñ dénk ko am nañ si yaakaar te xam nañ ni wax dëgg yàlla loolu xam-xamam màcc na si loolu kon nag dañ si am yaakaar ni njariñ ak Sénégal yëpp dañ si gis seen bopp li ni ñaan rek mooy ñaan yàlla yaakaar gi président am si moom yàlla na am lu kawe njottam si moom bu Sénégal yëpp jëriñu ko njariñ jëriñu si. président boobu décidé li nga xam ne mooy gouvernement bi amul leen pression amul leen njort bu ñaaw ne Dame Diop kenn du ko reconnaître ci poste bi mu nekkoon. non Cheikh amuñu njort bu ñaaw parce que Dame xam nañ ne département bi ko président jox ñun xam nañ la mu fa doon liggéey te xam nañ aussi loyauté am digganteem ak président te rafetoon nañ jot si digganteem ak président wax dëgg yàlla Dame ministre la boo xam ne c'est un membre fondateur de l'APR
yàlla mi dara tëwul nag mooy dogal si dogalam si sañ-sañam mu def ko ministre gouvernement bii passé yaakaaroon na ni dina ko feddaliwaat kóllëreem ndax liggéey ak taxawaay ba mu fa am ñun rafetoon nañ suñu jot lool. le ministre Dame Diop njëkkoon di yor fi nga xam ne mooy dafa Dakar Dem Dikk jël fa ay emploi yu bari ba fii ñuy waxee yow am na ñoo xam ne ba tey ñoo ngi liggéey Dakar Dem Dikk te Dame Diop moom moo leen fa bàyyi woon tey jii mu nekk ministre de la République emploi des jeunes am problème jafe-jafe ci diwaanu Njaareem lan tey est-ce que mën ngeen du baaraam Dame Diop lan la def ci wàllu emploi rawatina diwaanu Njaareem bi ñu dëkk. waaw Cheikh question boobu dinaa si tontoo sawar a si tontu lool wax dëgg yàlla di si ay leer yu bëree bëri ndax wàllu emploi jamono ji ñu toll ñëpp xam na ni la mën na réew mi surtout ak wàllu ñi nga xam ñooy mbëkk di dem si géej gi daanaka ñëpp dañuy jël lépp tegaat ko si wàllu emploi. waaw naa am nag Sénégal wax dëgg yàlla wàllu emploi ministre def na si jéego yu am solo puisque nit ñi dañoo jàpp ni emploi rek mooy képp koo xam ne dañ ko jël wutal ko fu mu nekk di fay ko weer te nit aussi tàggal ko ba mu am métier ba nga xam ni tàggal ko ba mu xam ni dina si mën a am comme ñu ko mën a jëriñu loolu mën nañ jàpp ni emploi la emploi dafa bëri ay façon dafa bëri ay facettes yu bëri donc yaakaar na ni wàllu woowu def na si jéego bu am solo li tax président dénkaat ko xam na ni teg na ko si yoon. ñu gis ne Dame Diop xam ne du waxkat bëriwul wax liggéey rek la xam jëf rek la xam day liggéey bañ cee boole wax waaye mu def benn communication wax ne Sénégal amul problème mu emploi mais problème employabilité bi la am daanaka presse bi yëpp di si wax si presse en ligne bi foo dugg si internet bi ñu si wax loolu est-ce que du erreur de communication monsieur Diop. non yaakaaruma Cheikh ne loolu erreur de communication la je crois que dafa am nit ñoo xam ne xëy na tolluwaay yi ñoo toll nit ñi dañoo jàpp ni rek ku liggéeyu rek da nga am problème mu emploi alors que du loolu parce que nit ki problème employabilité nit d'abord bala ngay mën a wut emploi dafa am looy xam d'abord sax même du question emploi réew mi moo toll foo xam ni nit ku ne fi mu ne da nga war a am loo xam parce que yéen lii ngeen di def xarale la boo xam ni tey am na ñoo xam bu leen si tàggatee même bu fekkee ni jëlul la fenn mën ngaa dem ak sa bopp si wàllu fànn métier yëpp bu njëkk comme ni ko ministre Dame Diop waxee da nga naan dem koo xam ne da ngay fekk sa bàyyi di def lii rek nga ñëw di def lii mais léegi leen métier lu waaj def rek dafa laaj xam-xam jamono ni toll yaakaar naa nit ki looy def lu ne buñ la si tàggatee tey da nga si am xam-xam boo xam ni ëllëg même boo amul ku la jël yow sa bopp mën ngaa dem bay am loo suturu ba am koy jël kon nag loolu yaakaar naa ni aussi tamit noonu moo waxee man noonu laa ko gisee. monsieur Diop dañuy des ci problème mu emploi ba tey dafa mel ne tontu wat sama laaj mooy Dame Diop lan la des ci wàllu emploi parce que ministre de la République la waaye fii nga xam ne Diourbel bii mu dëkk lan la fi def ci emploi lu mën a dut baaraam. waaw je crois que loolu to Cheikh dinaa sa tontu parce que li ma la wax ni la affaire emploi avant que Dame doon ministre de l'emploi yaakaar naa def na si lu bari parce que yaa ngi koy wax sànq yaa ngi koy fàttali Dame bi mu nekkee Dakar Dem Dikk yaakaar naa ni li mu jël si doomu Njaareem ak Sénégal kenn xamul nu mu toll Dakar Dem Dikk dafa newoon boîte boo xam ni am na fu mu toll xam ba mu ñuy am na fu mu ko yóbbu loolu yaakaar naa gën a weesu na jël ñu si àggaat mais wàllu emploi ku ne xam ni taxaw na si taxawal bi dafa daan taxaw di wax ne man lépp loo xam ni ñi ngi koy def doomu Njaareem mën ko bala ma ko jële fenn jële ko Njaareem loolu damaa wax na ko si média national yi ñëpp dégg ko kooku ne defe naa su amee sañ-sañu tey loo xam ni daf koy jël mu war a nekk jëm si wàllu emploi jëm Njaareem loolu defe naa du si fàtte Njaareem te am na si ay jéego yu am solo defe naa ni le directeur de l'emploi le directeur national de l'emploi Njaareem la dëkk Kër Cheikh la dëkk te kooku xam naa ni mi ngi bay wàllam si làcc bi dëgg yàlla jàpp nañ ni ñu ngi si def ay jéego yu am solo am na si ay ndaw yoo xam ne ñu ngi leen di wul liggéey fii nu toll am na ñoo xam ni ñu ngi leen di tàggat ngir nu am xam-xam am loo xam ne dañ si mën loolu lépp su fa fan na liggéey la boo demee si wàllu lu mel ni 3FPT tey ñi ngi tàggat ay ndaw si bépp fànn métier ba nga xam dañ si am certification yoo xam ni buñ ko amee tey daanaka am na si ñoo xam ni bari na si ñoo xam ni génn nañ foofu dem am ay liggéey bari na si ñoo xam ni génn nañ fa am seen xam-xam commencé liggéeyal seen bopp donc loolu lépp dafa bokk si wàllu loo xam ni boo ko xaymaa tey day dugg si emploi parce que boo xoolee chiffres yi gars yi joxe yëpp nee nañ Sénégal à peu près ay 16% à peu près daal moo am si population bi de chômeurs loolu nag jéego bu rafet wax formation professionnelle yaakaar naa ne am na pàcc bu am doole si wàllu emploi ndax yaakaar naa ne nit ki ku ñuy may jën dañ la jàngal ni ñuy nappee moo waral formation professionnelle bi lan la yéen jéego la si def. formation professionnelle bi je crois que def na si jéego yu rafet parce que avant mu nekk d'abord ministre tutelle nekkoon na directeur général 3FPT jàpp naa ni Sénégal gépp mën nañ ko seddeel ni bari na nit ñoo xam ni tey am nañ formation da ngay toog ay ni sax ñu ko wax ñoo xam ni ginnaaw yàlla si loxoom la jaar wax dëgg yàlla muy dogal ak kóolute président public bi ñu créé 3FPT moom lañ ko dénk mu téye ko si loxoom njortu nañ nag ni doxal na ko doxal bu rafet wala tax mu jógee foofu dem yilif léegi 3FPT yor ministère boobu bari na si ay pàcc formation yu bëree bëri yoo xam ne dafa ko ubbi ay antenne Njaareem bi amoon na antenne régionale bu nekk fii bu ñu tuddee zone centre nga xam moo polarisé Diourbel Kaolack Fatick
Kaffrine yooyu yëpp ubbi antenne aussi à Tamba à Ziguinchor pour gën a mën a jege askan wi ba nga xam ni dañu mën a seen bëgg-bëgg bi ñu soxla si wàllu formation yi mën ko am. dafa naa 3FPT def na ay jéego yu am solo jëm si wàllu formation bu passé même ñooñu sax xale yi jàng ak formation professionnelle formé nañ les femmes les jeunes ainsi de suite. ñu gis ne yoroon na artisanat malgré que yoratu ko mais am na ay jéego yu mu defoon fii si diwaanu Njaaréem mais ba tey artisan yaa ngi jooy est-ce que sur le plan d'artisanal amul échec. non man dama jàpp ni artisanat dafa toll foo xam ni day kër bu am solo si réew mi li tax président bi créé ko def ko ministère à part te loolu du lu bees Sénégal mas na fay am yaakaar naa ni su magistère Abdoulaye Wade mas nañ ko def ministre plein de l'artisanat ku ñuy wax Thierno Lo yoroon ko donc yaakaar naa ni vision boobu aussi président Macky Sall am na ko parce que Cheikh boo xoolee li ñuy wax artisanat Sénégal daanaka 90% des personnes yëpp ay artisan dafa bari te yaatu yaakaar naa ni xëy na 10 goo xam ni soo ko boole yenn ministères yi ber ko mu jàll yoonu boppam yaakaar naa man sama xalaat moo gën parce que artisanat wax dëgg yàlla yaatu na daanaka ñun ñëpp ay artisan la boo xoolee li ëpp si Sénégal. tey si chambre de métier ñëpp xam nañ ne digganteem ak Dame Diop tey jii fekkee dafa am ay yëf yi nga xam ne def na ko fa ay réalisation yoo xam ne def na ko fa yoo xam ne mën nañ see dugg suñu baaraam lan la. waaw je crois que du question chambre de métier c'est au niveau national parce que bi mu yoree artisanat je crois que am na réforme yu am importance yoo xam ne commencé woon na ko d'ailleurs man maa ngi dégg président chambre des métiers temps yi président union chambre des métiers mu ni wax dëgg yàlla réforme yi nga xam ne le ministre Dame Diop entamé na ko au niveau de l'artisanat yaakaar naa ni suñ ko continué woon kii ñëw bu si tegee tànkam li ñu bëgg si artisanat dañ ko am waaw loolu de moom wax dëgg yàlla dégg naa mu koy wax. tey yéen a ngi ànd ak seen télévision Moubarak TV la chaîne des valeurs ñu am mbégte bu yaatu di dalal ki nga xam ne mooy Baye Ndiaga nekk responsable politique si diwaanu Njaaréem nekk membre fondateur APR waaye aussi nekk agent municipal nekk frère Dame Diop tey jii moom dalal fii si këram fii si kër Cheikh Ibra Fall ñu am mbégte bu yaatu di ñëw sunu 24e numéro seen émission noo ko dundee tey jii dañuy des si li nga xam ne mooy wàllu politique monsieur Ndiaga dañu gis ne APR bu Diourbel dafa bëri cacophonie parce que jamono yi passé rek ñoo ngi gis waa kër DG Moustapha Guèye ak waa kër bi nga xam ne moom mooy docteur Soumaré bokk si yéen di jàppale ki nga xam ne mooy Dame Diop di xeex les jeunes di xeex tey jii cacophonie boobu am est-ce que du indi jafe-jafe ëllëg fekkee da ngeen a soxla li nga xam ne moom mooy commune bu Diourbel. lu man yaa ma ko yëgal cacophonie bi ñuy wax moi je crois que ni cacophonie amu fi puisque li am solo mooy ñun ñëpp Macky Sall la ñuy liggéeyal moom un coordonnateur bu nekk si kaw muy Dame Diop ñi si ñëpp c'est des responsables xëy na nag ñoom kilifa yi amul benn problème politique nag des fois nit ñi gisee noo xam ne demewul noonu je crois que politique noonu la baaxoo sax kii day gisee nii ngi gisee ne mais yàpp na ne ñoom yëpp amuñu problème parce que ñoo bokk luñ bëgg ñoom ñëpp yéen a yee yaatu rek kenn ku ne yaakaar nga ni lu ne war nga ko mën def lu baax. bokk lu ñu bëgg boo tax ñuy xeex di sànnante ay sièges loolu yaakaar naa ne soo ko yëgut monsieur Diop loolu askan wi yëpp a ngi koy wax xeex bu ëpp bi si te APR ñoom ñooy xeex APR yéenay xeex seen biir. Cheikh je crois que loolu buñ ko jël askane ko APR wala askane ko c'est une entité dans toute entité toujours dina am ay nit ñu juboo am nit ñuy juboo dans toute entité dina am ñuy xeex am ñuy suivre mbooloo la yàlla bindee noonu c'est pas réservé pour APR c'est boo demee instance politique yëpp c'est comme ça wax dëgg yàlla loolu man jàpp naa ne ay nit suñuy daje du ñàkk léeg-léeg réeréw wax dëgg yàlla. kilifa gi di Dame Diop comme te moom mooy coordonnateur moom la fi président Macky Sall teg ban taxawaay la si war a taxaw pour avant ngeen di dem si élection yi mel ni jeex fi. waaw loolu de man wax dëgg yàlla man li ma xamee daam du ma spécifiquement si di jëm foofu mais xam naa ni wax dëgg yàlla rassembleur la yàlla dogal na mu jiitu président Macky Sall teg ko fi nit ku yaatu dund la ko njaboote ñëpp ay njabootam la wax dëgg yàlla jàpp naa ne bu jëree waxtaan ba ñun ñëpp nu ànd doon benn lépp lu mu si mën dina ko def xam naa si moom ni ba tey taxaw na sauver ay situation yoo xam ne day taxaw wàccee boppam pour ñëpp mën a ànd ba l'essentiel bi nu mën ko am. su ñëwee si wàllu inondation yi jamono yi passé gis nañ ne Diourbel inondation bi impacté na ko laal na ko bu baax a baax ndax man nañ xam le ministre Dame Diop lan la si def yan jéego la si def. waaw loolu de wax dëgg yàlla dafa war naa si mën a tontu bu baax parce que bi nga xamee ni yàlla dogal na li muy dogal inondation yi mu commencé yàlla dafa dogal week-end bi bi am ministre Dame Diop dafa ñëw ajuma ñibbi samedi si guddi nu xëy dimanche inondation yi am mu xëy daggaat jëlaat otoom ñëwaat wër nemmeeku xool nit ñi saytu njaboot gi xool fi yëf yi jafe-jafe yi toll. gannaaw ba ñu nemmeekoo taw yu metti ci biir Njaaréem kër yu bari di tëmb ci ndox mi jamono jile. ñaar fukki cité ak juróom yi nga xam ne jaw nañ ko wër démb suñ ko xoolee def cumul kër yi nga xam ne moom moo impacté am na njort ne dina mën a jege ñaar téeméeri ménage wala kër yoo xam ne impacté wu na
ngir xaarandi wàllu jëwriñ ji ñu dénk emploi formation professionnelle ak artisanat tàbbi ci xeex bi. plan Orsec moo war a déclenché wu mais mbiru état gaaweewul noonu parce que dafa am ay procédure mu ne kon naa génnee sama asaka yéen muy 4 motopompe muy 1000 litres de carburant muy 4 atomiseurs nekk aussi ay 3 camions citernes. lii la tàmbaleegum te pareegut lépp loo xam ne waa Njaareem soxla nañ ko fas yéene nan jàppale leen jaarale ko ci autorité administrative yi. noonu kilifa diwaan bi di ko rafetlu. donc li mu indi nag foo naa ne du ñu def lu du ko rafetlu mais également di ko gërëm au nom également de toutes les autorités mais également des populations de la commune de Diourbel ndaxte foo naa ne si jafe-jafe yi suñu bëggee xaar lépp tamit du mote mais il faut que suñu biir ñu xool lan moo nekk suñu jumtuwaay ñu yem koo dajale tey foo naa lim ñu indi dañuy gën a dooleel dina tax peut-être foo naa ne ci diir bu gàtt dinañ mën a fexe ba lii nga xam ne moo doon jafe-jafe bi mu nekk suñ ginnaaw donc loolu foo naa ne ñu ngi koy rafetlu. lu ni mel tax muy woo képp koo xamee ne doom nga te yeewoo ci diwaan bi nga xool ci ministre Dame Diop dugal sa loxo ci xeex bile ngir ñu mën a seppi askan wi ci ndox mi. ba mu delloo dimanche altine talaata mu yónneewaat benn appui boo xam ni mu jëm si wàllu moto pompe ay camion citerne ay atomiseur jox ko le comité départemental géré par le préfet ñu dem jébal ko préfet bañ si jógee yamul si loolu mu dem si gouverneur appuyé ko aussi tamit ay kit sanitaire jox ko ay gel ay madar jox ko ay lame et tout ça nu yóbbu ko jox ko gouverneur pour toute la région de Diourbel n'oublie pas que c'est le ministre de la région de Diourbel bi ñu jógee foofu aussi tamit yamu si corporation yi fi ne yëpp muy gaaru ceer dem na yóbbu fa ndimbalam dugg fa loxoom pour jàppale leen ba mu fa jógee dem na si marché bi aussi pare ba mu fa jógee yemul foofu dem na si daara alxuraan dem sëñ Bass Dieng mi nga xam moo yor daara yëpp jox leen ko particulièrement am na yenn daara yoo xam ne da koo tànnalaat boppam demaat dugalaat fa loxoom jolu yemul si loolu jógee fa demaat si mouvement nawetaan aussi mu jàppale leen kon yaakaar naa ni boobaak léegi wax dëgg yàlla mi ngi siy taxawaay boo xam ne ñëpp rafetlu nañu ko. su ñëwee si wàllu Covid bi ne am na ay jéego yoo xam ne aussi dox def na ko ndax mën nga ko wax askan wi seetaan la télévision Moubarak TV parce que ñu bëri nee na Dame Diop Covid bi kenn gisu ko ñun presse bi waxuñu ko mais askan wi ñoo ko wax. mais Dame Diop gis ñu ko si Covid bi mais am na comité bu ne fi moom ñu ngi ko gis te bu nit ñi fàtte ni aussi Dame dafa nekk membre du gouvernement bi nga xamee ni Covid bi am na le président de la République dafa santaane woon na kenn ku ne gàttal sa tànk ba mission yi woon def à l'étranger sax dañ ko arrêté président dañu woon bu kenn génne ci réew mi dañ gàttal seen tànk ñëpp seetoon nañ loolu ba moo taxoon xëy na lii waroon benn jaxasoo ak nit ñi waaye ñun ñi ko fi nekkal ne ay tànkam ne loxoom ne bëtam fépp fu ñu war a dem nañ képp ku ñu war a jàppale wax dëgg yàlla jàppale nañ la surtout ministre Dame Diop lépp loo xam ni mën na ko saa su ne ñu ngi ko defal kontaan di ko defal le point mu naan taxawee leen nii def leen nii loolu moom wax dëgg yàlla mën nañ ko seet. diiru ba ñu tàmbalee couvre-feu bi ak léegi am na ay taalibe yoo xam ne dañuy am jafe-jafe yootu lu ñu mën a dugal ci seen biir bu ngoon jotee ndax dañu leen tere yalwaan gi di kàddu yi El Hadji Malick Cissé nekk sëriñ daara ci Diourbel. jafe-jafe yooyu nag tax jëwriñ ji ñu dénk wàllum emploi di Dame Diop jóg ngir taxawu leen indil na leen dund bu doy Modou Fall directeur de l'emploi moo ko teewaloon. dañu ñëw indi ndimbal. indi ko aussi ci turu ministre bi mooy le ministre Dame Diop. ndongo yi mënatuñoo génn guddi gi parce que ci état d'urgence lañ nekk mais aussi ñu nekk ci couvre-feu donc looloo tax bi ñu sollicité aussi directement ñun aussi ñu ni nañ ñëw répondre ci appel boobu parce que geste bi ñu def ni tey c'est parce que dañoo sollicité. ñu ñëw ci turu ministre bi indil ko quantité bi nga xamante ni moo toll ci 2 tonnes de riz indil ko ay sacs de sucre indil ko aussi ay. sachet biscuit donc pour permettre dongo yi au moins ñu mën a toog concentré wu ci seen jàng. gis ne Dame Diop am na ay nit yu koy jàppale ku mel ne docteur Soumaré ku mel ne Pape Modou Fall dëgg moo wóor mais aussi ku mel ne Pa Abou Camara décoration ngeen ko jamono yi moom defoon naa moom benn émission mu ne Dame Diop lay jàppale Dame lan lay waajal ba tax muy jël ponk li rek di def si wetam. waajal c'est-à-dire lu muy waajal Dame loolu moo ko war parce que su fekkee ni c'est le coordonnateur de l'APR mu nekk le seul ministre de la région dafa am obligation képp koo xam ni da ngay liggéeyal Macky Sall foo mën a nekk partout dans la région war na mën a ba fexe yow woo la xëcc ñu ànd doon benn l'unité du parti moom la war tey Macky Sall suy wax ak kenn lu jëm si parti du wax kenn ku dul Dame kon loolu mi ngi si biir rôle am la nekk li ko war mooy dajale njaboot gépp daf leen benn say ñu topp ci ginnaaw président Macky Sall. parce que jàppoo ne njaboot googu mu dajale municipalité yi di ñëw muy élection municipale yi de 2021 est-ce que ñoom amul ay ambition. waaw xam nga Cheikh ambition moom kenn mënu ko tere kenn man sax su ma neexee ne am na ambition personnelle moom ku mu neex nga am ambition
parce que loolu moom kenn amu si benn problème mais li am solo mooy daam ni ma ko xamee wax dëgg yàlla responsable kilifa la goo xam ni wax dëgg yàlla bu am yar si wàll woowu bu dégg ndigal am discipline de parti xam naa ni président Macky Sall lay jàppal xam na ni président Macky Sall moo ko fi teg moo ko teg fee mu ne lépp loo xam ni président bëgg na ko suba ba ngoon jot si lay dox maintenant nag ambition kenn mënu ko tere kenn ku mu neex nga am ambition mais man jàpp naa ni ñun da nekk si benn entité nekk si benn organisation bu ñu tudd parti APR ma yàpp ni xanaa leen lu ne am na nu muy doxee am na certaine normalisation à respecter suñ si àggee kër gi am na borom am na kilifa nu mu ko nasee rek nu wéddi ko ñun amul si problème. ngeen nekkoon coalition muy élection 2014 yi cacophonie bi may wax ngeen koy bañ a dégg muy coow li nga xam ne day am APR tax ki nga xam ne mooy le maire Malick Fall gagné li nga xam ne moom mooy élection yi passé cacophonie bi commencé waat na est-ce que Malick Fall du leen naxaat def li mu defoon ne waat faax ci bopp maire bi. Cheikh. xam nga ñun parti au pouvoir la. dañoo yor nguur faaw mu am yëngu mënut a ñàkk xam nga ñu yorul dara kenn toppale amuñu benn problème est-ce que mas nga fay dégg benn parti d'opposition bu naan la ña ngay reyante c'est rare même quand tu le vois c'est rare donc quand les enjeux nag bu mu fekkee da nga nekk si parti au pouvoir boobu doo bëri enjeu du ñàkk peut-être ay ambition personnelle mais xam nga li am solo mooy yàlla pare na démb li mu war a def kenn ku ne àlla ku yàlla dina ko def mais mënoo tere kenn mu ni bëgg naa li ku mu neex ku ne nga ni bëgg naa li ah ba mu desuñ si su kilifa nag ndax ñun dañoo tëngu si kilifteef. Monsieur Diop pièce une fois autorisé ñu gis ne le président Macky Sall ba mu dissoudre gouvernement bi dafa dàq ay kàngam wàcce leen ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye barki Dembo Ndiaye la fi ñëw ku mel ne ki nga xam ne moom mooy Thierno Youm Amadou Ba ak ki nga xam ne mooy Mimi Touré Mbaye Ndiaye Moustapha Diakhaté Moustapha Cissé Lo ñi nga xam ne ñoo gënoon jege APR te bokkoon ci moom membre fondateur yi kenn gisatu leen si camp Macky Sall mu jël ay noonam ku mel ne ay Omar Sarr ay Idrissa Seck taf leen si wetam loolu lan lay expliquer monsieur Diop. Cheikh man de jàpp naa ni président Macky Sall son excellence gisuma ku ko war a gën a mën a dàq politique ci Sénégal gisuma ku ko gën a xam état xam nga état compte dafa bari li nit ñi gis si biti ak li ne si biti dafa wuti man jàpp naa ni président Macky Sall fi mu jaar si gouvernement yàlla dimbali ko mu nekk directeur général nekk ministre de l'intérieur nekk premier ministre nekk président assemblée nekk président république yaakaar naa ni fi muy teg tànkam moom xam na ko bu kenn jàpp ne xëy na président fi mu ne tollootu comme non non c'est le président de tous les Sénégalais que ça soit Idrissa Seck Mademba ma parti ñëpp mooy sunu président nu bëgg nu bañ nu nangu donc moom li may wax daam moo ne si moom dafa am obligation tendre la main à tous les Sénégalais képp koo xam ne yaakaar nga ne am na loo xam ne mën nga ko apporter pays bi da ngaa war a ñëw liggéey bu boobaa nag bu nu àndee bokk liggéey mais c'est pas la première fois dans l'histoire du Sénégal Abdou Diouf def na ko ak Ablaye Wade man ba mu waree dem Ablaye dafa gën dem wuti réew mi loolu moi je crois que c'est pas un problème bu fekkoon dañ koy soog a gis réew mu jaaxal na mais Abdou Diouf def na ko Ablaye Wade est-ce que tey Ablaye Wade mu ci remplacer Abdou Diouf c'est pas yàlla rek a xam dans l'intérêt général suñu toogee na ñëpp défendre intérêt réew mi dafa am benn problème bu naan l'intérêt général l'intérêt personnel est dans l'intérêt général ñun ñëpp suñu àndee bokk bëgg-bëgg liggéey parce que réew mi sëñ bi toll na foo xam ni dañoo war a boole loxo yi ñun ñëpp boole xalaat yi boole xol yi ànd liggéey wut jotagut yàlla pare na démb su wut jotee ku ne sañ ngaa wut mais fi ñu toll nii unité lañ war a def ñun ñëpp ñu bokk liggéey te jàpp naa ne ñooñu nga jàpp ne ay kàngam lañ président Macky Sall jëlee leen bi la gestion d'un état du lu ñuy toog si taata garab bi wax du looy toog si biti di ko gis président yaakaar naa ni kenn du ko jàngal état nekk na fi chef du gouvernement ba tey nee na fi président à 2 reprises xam ne que c'est un état am na loo xam ni luy xew si biir état boo xam ni man citoyen lambda mënuma ko xam donc man li ma jàpp rek mooy jàpp naa ni esprit bi lay rafetlu mooy yaatal na ko ku ne xam ne ni le président Idrissa Seck am na xam-xam si réew mi parce que quoi qu'on dise nekkoon na si opposition yaatal ko mooy jël ñeenti nit jël ni ñeenti nit ah mais boo tàllalee sa loxo aussi tamit man su ma nee kaay la ñu ànd bu ñaar dikkee te ngeen nekk fukk damay jël ñaar ñuy liggéey man da loolu laa gis parce que n'oublie pas aussi kenn ni ba nga xamee ne Abdou Diouf a nga koy def ñëpp ñëw noonu am nañu d'accord am nañu bañ te yaatal bi du si ñeenti nit parce que bul fàtte ni président Macky Sall gouvernement bi mu yor waa AFP ngi si waa parti social ngi si waa PIT ngi si waa LD ngi si waa réew mi ñëw renforcé wu waa PDS ñëw renforcé wu kooku koy jël na le maximum PDS bi bu Omar Sarr ñoom doon perte seen parti dafa yor parti boppam waaw léegi suñu ñëwee si loolu est-ce que jàpp nga collaboration entre le président Macky Sall ak Idrissa Seck dina yàgg. xam nga lu yàgg moom yàlla rek ko xam. l'essentiel la de. waaw xam nga li am solo li yàgg moom yàlla rek moo xam mais li am solo mooy yéene bi nga am man xam naa ni président République jàpp na ni ma ko xamee xam naa yéene bi mu am si réew parce que gis nga Cheikh bu ñu naxantewut stabilité dafa baax si réew am réew képp ku conséquent mënoo koo yor ay divergence di am fii nga bëgg a yor réew mi tranquillement Macky Sall xam na ni ànd ak askan wi yëpp jubóog ñoom liggéey moo koy may li mu bëgg ku ne xam na ni sous région bi li fi ne sous région baa ngi tàgg yàlla nag ñun suñu borom dimbale nu Sénégal ma sunoo xam loolu
xam naa président Macky Sall wax dëgg la yéeneem si Sénégal li tax mu woo Idriss Seck du naxantu dara li ma xam si moom mooy liggéey Sénégal moo ko tax mu woo ko si biir bi. jërëjëf yéen a ngi ànd ak la télévision Moubarak TV la chaîne des valeurs ñu dalal ki nga xam ne moom mooy Baye Ndiaga nekk agent municipal nekk membre fondateur APR nekk frère si le ministre de l'emploi Dame Diop ñu am mbégte bu yaatu mu dalal nu fii si këram ba tey ñuy woyal waxtaan bi rek si li nga wax wàllu sous région bi ñu gis ne sous région bi monsieur Diop mi ngi tàkk muy Mali amoon na fi jafe-jafe yu mel noonu. te dara yóbbu ko lu du 3e mandat ñu gis Guinée Conakry la même chose la Côte d'Ivoire aussi la même chose mu nekk loo xam ne 3e mandat moom moo taal li nga xam ne moom mooy réew yooyu tey jii Sénégal mais malgré que président Macky Sall waxagut mais nit ñaa ngi wax di njort ay problème 3e mandat selon vous en tant que politique ndax jàpp nga ne 3e mandat Macky Sall ak li ñu ko waxoon ci Ablaye Wade ak li ñu ko xeexoon ci président Ablaye Wade en 2011 est-ce que jàpp nga ne président Macky Sall dina bàyyi Sénégal di tàkk ngir 3e mandat. loolu moom bokkul si li may yaakaar parce que ku ne xam na ni président su dee discipline ak yar yaakaar naa bi ko Ablaye Wade bëggee def am na nit ñi taxaw woon moom dafa bàyyi loolu jaar yoonu boppam te defe naa yoon moom jaaroon tey mooy jaar si yoon woo xam ni dina mën a jël réew mi si anam goo xam ni anam gu jaar yoon yoo xam ni bal tàkkut kenn du am benn problème. li nga xam ne dafa xew sous région bi nag wax dëgg yàlla dafa doon ko parce que ñun ñëpp ay africain lañ surtout CEDEAO ñun ñëpp fa leen bokk mais jàpp naa ni boo xoolee président Macky Sall nga xool les autres présidents dañoo wutee parce que mboolem président yëpp nga wax amul kenn ku si dem élection benn yoon jël réew amul. dama ne la cursus su Macky Sall man mosuma ko gis àdduna macha allah tubarkalla yàlla ko dimbali xëy na may ko loolu fi mu jaar sa administration dem élection benn yoon réew. ñoom ñooñu ngay wax ñëpp kenn defu ko ci ku si ne dem nga ñaar yoon ñett yoon ñii di am leen 20 ans de position donc moi je crois que ni c'est un jeune wax dëgg yàlla il a de l'avenir devant lui te it wax dëgg yàlla wax 3e mandat ñun lim nu sant moom la ñuy def on a une discipline de parti Macky Sall def ni man dan maa fal pour ma liggéeyal askan wi nan xool nan la ñuy fajee soxlay askan wi boo waxtu wa jotee jotagul lu jotagul loo xam ne des na ñeentaat mais pourquoi nit ñi di poser cette question Macky Sall ñu ngi koy soog a fal danoo am njort bu ñaaw rek. waaw mais pourquoi amuñu njort bu rafet lu tax amuñu njort bu rafet pourquoi nu am njort bu ñaaw dañu war a am njort bu rafet. njort bu ñaaw bi monsieur le ministre mooy doonu gis ne président Macky Sall ku ne Macky Sall mën naa def 3e mandat dara du si fekk mais ku ne président Macky Sall warul def 3e mandat ñu dàq la. waaw parce que nag Cheikh kër day am kilifa waxtaan lu neex borom kër wala daf ni ku la abali bët nga xool fa ko neex maamu ñox la sa biti lii neexuma sama kër bu ko fa wax soo bëggee jàmm man sama kër gi su ma yewoon ni lii neexuma bu ko wax. président ne leen bu nu wax waxi 3e mandat nan wax ku am xalaatal ma nu may régler problème mu askan wi yow nga ñëw toog féetal di wax problème mandat xam nga kooku yëpp si kilifa sax passé wul loolu. nit soo amee ñu koy wax te dara fekku leen si nag. ñu koy wax te dara fekku leen si. xanaa wax da ko neex. yan ñoo koy wax te dara fekku leen si. mais ñu ko wax kay président bari na ñuy wax président Macky Sall day def 3e mandat te dara fekku leen si bari na. xam nga li ma nit ku ne bu la neexee nga wax sa xalaat mais ñun li ñu yore li ñu xam ci parti mooy discipline de parti. ñoon seen xalaat daa baax yeneen xalaat. waxuma seen xalaat dafa baax ñun. li ñuy doxale mooy discipline de parti. li président Macky Sall wax ne buñ si wax. daam du si wax ñun ñii duñ si wax ñun nee na moom duñ si wax. xalaatuñu ko sax. li président wax moom la ñuy wax. bis bu wax 3e mandat jotee président ngi fi lu nit ñi yàkkamti lu ñu ñaaw njot nan rafet njot. suñu fi yàlla bàyyi ñu yëpp 4 ans c'est bientôt boobaa dana xam nan la président di taxawee. monsieur Baye Ndiaga dañuy génn foofu ñëw si li nga xam mooy wàllu immigration clandestine bi gis neen jamono yi xale yaa ngi dugg si gàllu loo ci di faatu li problème mu emploi la nit ñi dañu amatul fu ñuy taxaw waajur yi dañoo jaaxle wala comme le ministre Dame Diop waxoon problème emploi amul si réew mi problème emploi te moo am waaye xale yaakaar naa dañoo perdre espoir sa jàngat si loolu. waaw jullit nag de moom je peux dire même pas sax jullit il y a toujours de l'espoir à ceux qui croient. il y a toujours de l'avenir à ceux qui croient à l'avenir nit moom booy dund da ngay am yaakaar def li nga war a def je crois que problème mu immigration clandestine c'est un phénomène waaw lu tax bu phénomène amee nit ñi bëgg a jàpp ni am na ñoo xam ne tey yor na seen liggéey dañ ko fi bàyyi am na ñoo xam ne tey yor na seen teranga yor ñëpp man barki dem am na ko mel koo xam ne am na terangam il a eu tout mais da ko fi bàyyi dem c'est un phénomène bon xëy na réew mi am na si ñoo xam ne ñu ngi wut liggéey amaguñ ko mais li ëpp poussé loolu du loolu bëri na ay phénomènes yu bëree bëri yu tax ñuy les responsabilités sont partagées qui et qui état am na ci cër parents yi am na ci cër wala xale yi tamit am na ci part de responsabilité. mais l'état c'est qui l'état ñoom la ñu yéen la ak ñun ñëpp. état ñun ñëpp la xam nga Sénégal dañoo tàmm bu nekkee ñu ne état. man jàpp naa ni la politique du président Macky Sall li mu war a def si wàllu emploi mi ngi koy def emploi nag moom du doy mukk même dans les pays développés boo nee da nga fekk ay chômeurs
mais wax dëgg yàlla état mi ngi créé emploi il y a beaucoup d' emploi yoo xam ne Macky Sall li mu diggoon askan wi si emploi ñu ngi koy def nit ñi nag li ma la wax rek gis-gisu emploi bi naan mooy bu ne emploi rek defee ni mais il y a beaucoup de CDI beaucoup de CDD ay emploi yu bëree bëri yoo xam ne président mi ngi koy créé donc loolu du phénomène bi mooy les responsabilités sont partagées comme ni nga ko waxee état am na si wàllu certes parce que y a une communication am na ñu war a taxawee parce que état moo am warugar su yu bëri mais aussi tamit parents yi am na si responsabilité ñun ñëpp ku si ne am na si responsabilité. problème mu immigration clandestine ban solution lañ si mën a def lañ si mën a teg pour xale yi rester fii si dëkk bi pour liggéey. waaw solution bi nekk mooy il faut xale yi delloosiwaat seen xel xam ni nit ki moom toujours da ngay am espoir si li ngay def da ngay gëm yàlla xam ni boo xëyee li la war rek nekk si boo si nekkee peut être li nga war am da nga ko am parents yi aussi am taxawaay bu ñu si war a taxaw. c'est très important dañ leen gën a sensibiliser wax leen yow parce que bëri na lu ñu yaakaar noo xam ni ma nga ne bitim réew te nekku fa donc kon li am solo mooy communication daf yëpp solo man li ma gëm mooy foog ni communiquer si bu baax bëri ñee ñuy dem ñoo xam ni xamuñu li tax ñuy dem mais suñ leen xamaloon duñ dem suñ leen xamaloon duñ dem foofu nañu teg suñu baaram ñëw fii si diwaanu Ndiarème ci commune bi ñu gis ne daanaka élection municipalité yi lu si des bariwul ndax le ministre Dame Diop mën nañ jot mu doon candidat pour élection municipale yi di ñëw. sànq le ministre Dame Diop c'est un responsable politique wax dëgg yàlla jàpp naa ne lépp luy politicien di wut wala di ko am war na ko am mais dafa am fu muy tegu dafay tegu say sart parce que li ma la wax rek ministre Dame Diop diggu rek nekk fii ministre bi diggu fi nekk fi responsable dafa am kilifa ànd ak moom lu am discipline de parti nee naa la sànq dafa am organisation bu nekk bu tudd APR ma jàpp ni échéance yooyu am na solo goo xam ni jàpp naa ni buñ si àggee son excellence le président Macky Sall dina si wax li ma wax nag sànq moom la nu ko Macky Sall nase rek nu wedd ko am na si problème. Macky Sall su ne woon neen jiital Malick Fall parce que Malick Fall génn ci yéen. mais c'est pas la première fois élection législative ñëw na Macky Sall ni nañ tab Malick Fall danoo futtee ko ànd ak Malick Fall ba mu gagné. ñun discipline de parti la ñuy doxee. amuñu si problème. Malick Fall li muy doxee doxu kàkkatar bi muy doxee est-ce que jàppoon ne dafa bëgg génn. nan nga tuddee doxu kàkkatar. waaw mooy seen benn daje dematu fa. non en tout cas man li ma xam si Malick Fall maire mooy moi je sais que ni il a des bonnes relations ak le ministre Dame Diop umbantewuñ si dara ñu ngi déggante ñu ngi gisante ñu ngi wax la sa des nag mooy li ma la wax sànq addandoo bu mu fi nekkee dañuy rafetal ay diggante mais yàlla suñu borom pare na il ne peut pas empêcher à Dame nag kayitu parce que Malick xaritam lu bu waree nekk candidat du ko nekk on ne peut pas empêcher aussi Malick parce que Dame xaritam wala Dame kii du dee li am solo mooy nit ñi ñu ànd nawle la sa des buñ si àggee bu àdduna doxee ba dab nu kenn ku si ne loo war a doon nga doon je crois que loolu pièce ko autorisé ci problème mu lampadaire yi nañu wax gis neen li nga xam ne moom mooy lampadaire yi ba mu fi ñëwee bëri na coow waa kër DG Moustapha Guèye ñoom nee neen ñoom ñoo fexe ba lampadaire président Macky Sall indi ko te xam ne na projet Promoville la ki nga xam ne aussi moom mooy directeur AEMA di Sayer Diop wax la même chose waa kër Dame Diop aussi gis neen liggéey bu am solo bu mu si liggéey parce que ministre de la République la tey soo bëggee leeral askanu penc bi lampadaire yi lan moo ko fi indi ak lan moo ko tax a jóg lan ngay wax penc mi. Cheikh d'abord damay remercier le président son excellence Macky Sall vision moo yaatu xam nga ñun li ñu xamoon si état mooy état dana nekk au sommet définir les grands axes de sa politique jëm si au moins dans les collectivités locales nit ñi dañuy fàtte ni collectivité locale prolongement état la Macky Sall nag daf ko comprendre parce que Macky Sall avant muy doon ministre avant muy doon président bi il fut maire xam na jafe-jafe yi nga xam ñoo nekk si collectivités locales yi moo waral tey mu tëgg ay projets yooyu ñu tuddee Promoville tey ba nga xam ne dañu mën a appuyer ñi nga xam ni ñooy commune projet boobu nag Macky Sall bu ko xalaatee parce que daf ko xam boo xoolee Promoville tey mooy loolu ngay wax projet lampadaire yooyu ak tel yooyu yëpp dafa jël milliards yu bari préparé ko pour yóbbu ko si collectivités locales yi pour mën leen a jàppale parce que xam na ni collectivités locales yi fi ñu toll boo leen bàyyi seen bopp rek lépp li nga xam moom la askan wi xaar si ñoom du nga ko mën moo waral mu tëgg projet boobu ñu tudd Promoville indi ay lampadaire indi ay tali indi ay infrastructure yu bëree bëri loolu boo ko xoolee si Promoville la nekk donc kon yaakaar naa ni du luy làmbatu parce que lu mu xam la seen parti bi APR gëj naa yëngu seen tekkaare bi lan la fii si diwaanu Ndiarème yëngu rawatina waa kër Dame Diop gëj na leen dégg gi def ngeen def ay rassemblement ay meeting wala dara yëngal ñu xam ne ni yéen a ngi yëngu yéen a ngi dund Cheikh gëm naa ni ku dund doo doon ministre de la République loolu moom on n'en parle plus yaakaar naa li war si wàllu politique ñu ngi koy def xëy na défini ñoo wute xam nga sànq wax naa la ni le président Macky Sall am na lu kenn mos am pourtant loolu ngay wax noonu am na feneen fu mu koy président dafa xëy dem élection gagné élection yi pourtant APR structuré wuñ ko te pourtant mi ngi gagné ñun aussi forme boobu leen jël ñi ngi liggéey mais kenn du ñu dégg li ñu war a def ñu ngi koy def
li si des li ministre bi war a def si wàllu liggéey mu ngi koy def ñu war a def si politique ñu ngi koy def constamment on est sur le terrain waaye nag soxlawul yenn yëngu yi wax dëgg yàlla yëngu jotagul su jotee dañ yëngu tey soo jugé li nga xam ne mooy bilan wu Malick Fall am na bilan wala amul bilan. mais on ne peut pas gérer une communauté doo am bilan loolu mënut a nekk amul lenn loo mën a yor loo xam doo am bilan donc il a un bilan maintenant il appartient au Diourbellois de juger ba xam son bilan c'est positif ou négatif. tey sooy jugé bilan yow la ci lan ngay jugé. non moi je suis très mal placé pour juger le bilan de Malick Fall parce que moi j'ai une obligation de réserve moi je suis dans l'entreprise je suis au niveau de la mairie je ne peux pas prononcer sur ça de toute façon les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent sur la gestion de Malick Fall kenn mënu koo tere kenn bon je ne peux pas être nag chef de service tekk dans une entreprise génn naan lii baax na lii baaxul loolu moom dama ko def comment si xaalis doo ko dégg suñu ñëwee si li nga xam ne moom mooy jeunesse su APR d'accord suñu ñëwee si jeunesse APR ñu gis ne ñu bëri ñuy dañuy dem fii tey jii soo gisee meeting su xewee wala réunion publique su xewee ñu nekk si Dame Diop ñooy dem si Tafa Gueye ñu nekk Tafa Gueye ñooy dem si Sadio Diop ñoom fu nu bokk. APR leen bokk APR mooy Tafa Gueye mooy Dame Diop mooy Sadio Diop. ah lan moo tax nangu noo ànd si ñoom seen biir. ah ku la wax ne nangu parce que non damay gis meeting noonu li ma la wax nii askan wee ko wax. da ngay gis ay militants yoo xam ne da nga leen gis tey jii si Dame Diop Tafa Gueye woote suba nga gis leen fa est-ce que loolu du tricher parce que soo nekkee si Dame Diop nangul ne yow si Dame Diop nga nekk nga fier na si Dame Diop nga nekk mais damay gis waa kër Dame Diop fii su ma demee si rencontre kër Tafa Gueye gis leen fa su ma demee rencontre si kër Sayer Diop gis leen fa loolu lan lay nuru. cacophonie bi may wax mi ngi ñëw. Cheikh yàlla moo bind doomu aadama ñu wuti am na ñoo xam ne lu ne sa la ne am ñoo xam ne da leen ne fii ne fële ne addunaa ni bindoo mënoo ko dindi. on ne peut pas changer la vie on ne peut pas changer le monde. le monde est ainsi fait am na nit ñoo xam ne tey bu nu nekkee fii soxla bu ñëwee si Cheikh soxla wuñu xool fenn am ñoo xam dañuy xool si Cheikh di xool si Paate di xool si Demba di koy gidem leen yoolu yàlla moo bind doomu aadama noonu mais ça c'est pas important xam nga ce qui est important mooy c'est l'APR puisque bu loolu lépp jàllee suñuy tudd Dame Diop di tudd Moustapha Gueye di tudd Sayer Diop APR moo tax donc moi je crois que li am solo lépp si njaboot gi la comme si njaboot gi la nag quand ñu ngi tënku si njaboot gi rek amul problème. ki nga xam ne mooy le président Macky Sall joxaan na ki nga xam ne mooy le ministre de l'emploi Dame Diop confiance gën koo dooleel si wàllu emploi ak li nga xam ne moom mooy apprentissage tey soo ñuy wax poste boobu poste bu mu mujjee occupé mooy lan nga wax ko penc bi parce que am na ñu ma koy laaj. poste bi mujjee occupé. muy apprentissage et insertion. waaw am na ñu la koy laaj. waaw ñëpp xam na ni boo wax formation professionnelle apprentissage si la bokk. nit ki su fekkee ni aussi tamit apprentissage xam nga dinaa dégg le ministre Dame Diop mu ni bu njëkk métier yi nit ñi dañ ko daan jàng ne si atelier yi def fukki at ñaar fukki at ñeent fukki at léegi li am solo mooy apprentissage boobu nga wax da ngay nekk si atelier di jàngi métier am na benn projet bu ne PF2E école entreprise dañ lay fekk ngay jàngi métier nu jël la dugal si benn atelier boo xam ni ñoom ñoo koy encadré bu ngay dem si école bi di jàng di am xam-xam di liggéey di jàng ñu lay fay boo jeexalee sa formation ba dañ jox la lu ñu tudde benn certification xam nga loolu nit ñi xeeb dafa am solo parce que certification boobu tey soo ko amee am na beaucoup de sociétés yu nekk sur place yoo xam suñu dikkee tey bu ñu soxla électricien wala plombier bu ñëwee boo présente voilà mais certification la boo xam ni c'est reconnu par l'État soo dikkee par contrairement ak certificat yi nga xam ni chef d'atelier yi da nga ko doon def bu njëkk da ngaa nekk atelier dafa juróomi at dafa la certificat de travail maintenant nag c'est changé certification la boo xam ni reconnu par l'État encadré par le ministère de la formation professionnelle nu certifié ni yow mi jàng nga lii nangay mat xam nga lii bind ko jox la loolu day waral tey bu fekkee ni war nañ soxla kuy yëngu si pàcc boobu boo dikkee dañ lay daal di mën a jël si saa. gis nañ ne kàddu gu mujj gi ministre Dame Diop c'est le ministre de la République ministre République la Sénégal gépp du ministre Diourbel mais dañu gis ne fii si diwaanu Ndiarème seen communication dafa xaw a des lan moo téye communication bi du ñu déggee ñeneen ñi duñ ko déggee waa kër Dame Diop. communication mel la. communication la communication c'est la base de tout. waaw xam nga Cheikh li am solo nag dafa am loo xam ni warul un ministre de la République. am na loo xam ne man war na ma maa war na kenn mais warul ministre de la République te wax dëgg yàlla waaye dama lay wax rek wax dëgg yàlla ñun ci ñu àndal dañuy roy si moom am na lu bëri loo xam ne ko te tubaab moo ni le tonneau vide font beaucoup de bruit bari na waaye lu waaye di yëngu loo xam ni la ne si biir néew bon waxuma nag kenn du dara mais li am solo daal mooy kenn ku ne am nga sa manière ak sa façon booy def communiquer wax dëgg yàlla te loolu ñun dañ say jàng lu bari parce que le président Macky Sall bi muy jël réew mi am na ñu ko gënoon a xum fopp ñu bëri yaakaaroon ko foon te tey bi mu demee ak stratégie ba egsi fii tey yàlla may ko li mu am kon nag yaakaar na ni ñun loolu aussi jàngaani wuñ ko dañuy topp tànk président Macky Sall donc topp si tànk Dame Diop yor suñu stratégie di liggéey yaakaar naa ni bu yëngu jotee dañ yëngu mais fi mu ne si wàllu liggéey lañ toll ñu ngi liggéey lu ñu mën suñu kéem kàttan
bon liggéey nag du mat dina am ñu apprécier bon day am ay manquement ñuy jubbanti parce que doomu aadama moo matul ko matul mën a def lu mat ngay tàmbali ne fii léegi lii baax lii rëq lii mooy nga jubbanti bon peut-être comme ni nga ma ko xamee te xamee ma ko woon noonu xamal nga ne ma communication bi des na suñu jógee dañ waxtaan suñu biir seet nu ñuy def ba communication bi gën a baax jërëjëf waaye kàddu bu mujj bi les jakartaman ak les étudiants yi nga xam ne dañu bàyyi jàng ngir perte espoir yor jakarta di am lu ñu yóbbu sa kër ga ban message ngay dalaleen seen xel gannaaw ki nga xam ne son excellence monsieur le président de la République Macky Sall joxaat na confiance Dame Diop joxaat ko emploi lan ngay dalalee xelu ñooñu nga xam ne dañu perte espoir nekk ay jakartaman nekk ay père de famille nekk ñoo xam ne ay soutien de famille leen lan ngay dalalee seen xel que Dame Diop mën leen a gëstu si li nga xam ne moom la ko yàlla cërale. Cheikh jàpp naa ni corporation ba mu tudd Dame fàttewu leen d'abord damay commencer ci étudiants yi ni ñu ànd ak Dame ñoom wax dëgg yàlla ba ci dem rek maa ngi gis ñuy seede à chaque fois fàttewu leen mi ngi seen wet ba ñoom ñu créé benn association boo xam ne nekk ci ginnaawam lépp lu ñu soxla ci wàllu ndimbal lépp lu mu ci mën mi ngi koy def la fay nag avec désintéressement parce que doomu njariñ la il fait étudiant boo fi jaaree ba génn kenn ku ne bu toll ci tolluwaay bi na nga xam ni nga ko war a jàppale mu leen di jàppale ñu leen jàppale seen kem kàttan encadré leen ba seen njàng mën a àgg comme su mën a xam te am na fu mu la mën a dugal mu dimbal leen dugal waaye pas mal d'étudiants yoo xam ni l'année passée le ministre Dame Diop ñu wutal leen stage Sénélec ñu ne port am na ci ñoo xam ne joxe nañ fa am métier donc loolu sans compter aussi ni leen jàppale si wàllu logement ak yëpp fànn si wàllu ticket de restauration kon jàpp naa ne ñooñu moom fàttewu leen loolu lu jar a leeral la bi si des mooy jakartamaan yi moom it wax dëgg yàlla corporation bu am solo la parce que c'est des jeunes c'est des sénégalais dëgg yàlla dem na ba jamono dab leen Jakarta c'est un phénomène ñu ngi ci nekk di si daan seen doole di si tedd dana am obligation accompagner leen le ministre Dame Diop mi ngi leen accompagner à tout moment à chaque fois que le besoin se fait sentir mi ngi leen di appuyer ba si Covid bii sànq bi may lim corporation bi appuyer fàttaw naa ñoom it si leen bokk appuyer woon na leen appuyer leen aussi tamit formaliser leen képp ku yor Jakarta créé lancé na fi ay permis ñoom ñëpp ñu am permis dans toute la région de Diourbel muy Bambey Mbacké Diourbel même au niveau national sax parce que aussi tamit loolu bokk na si li leen di encadré wutal leen ay gilet wutal leen ay casque jox leen permis donc jàpp naa ni ñooñu aussi tamit fàttewul leen parce que si njaboot gi leen bokk te wax dëgg yàlla ay Sénégal leen ay xale yu am jom la parce que loolu si defee moom ñu ngi dem si daan seen doole moo doon def leen mënul lu leen encouragé leen di ñaan yàlla aussi mébét bi ñu am si réew mi yàlla dimbali ñu ba bu ñu ko amee leen weesu Jakarta am leen kàddu gu mujj bi ak lan ngay dénk penc bi ak ban message nga bëgg a lancer ñi nga xam ne ñooy seen militants yi ànd ak le ministre Dame Diop di ko jàppale boobu ba nekk. kàddu gu mujj gi daal mooy sant ñëpp sant tous les responsables tous les militants parce que loolu nu muy sant parce que du ñu tudd responsable dama ne bu taalibe amul sëriñ du am su militant amul responsable du am te lépp ñoom la su ñuy wax responsable su Dame nekkee responsable da mën ne ministre parce que dafa am ay militants dafa am ay responsables yu nekk à la base surtout les femmes ku wax politique wax jigéen wax ndaw jigéen ñi ak ndaw ñi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax a baax gis nañ seen taxawaay gis nañ ñu jàppale Dame ay gaynde leen wax dëgg yàlla ñu ngi si nekk si terrain bi toujours jàppale seen leader donc appel mooy li may mujjee mooy sant leen gërëm leen au nom du ministre xam ñu ngi koy jàppale guddi ak bëccëg waaw fekkee da nga am beneen message booy lancé. beneen message bi may lancé mooy aussi profiter de l'occasion et remercier son excellence encore une fois du ma tay di wala président Macky Sall wax dëgg yàlla si confiance bi mu amaat renouveler waat ko sunu leader sunu ministre muy le ministre de toute la région le ministre du Sénégal te noonu lay doxee kon nag mu lu santaat président encore une fois xam ne yaakaar gi na am si moom ñu ngi koy gën a am si moom yaakaar nañ président réew mi fi mu toll dina ko fi jëlee def jéego yu am solo te boo xoolee fi mu jëlee réew mi ba fi mu egsi fii ñëpp rafet nañ jot ni président mën naa weesu fii parce que dans tous les domaines tey soo gisee def na fay jéego yu am solo bi nga xamee yàlla miy dogal na mbas mi ñëw si biir Sénégal taxawaay bi mu si taxaw ñëpp ko rafetlu ñëpp rafet nañ taxawaayu président Macky Sall dans tous les domaines boo xoolee tey ñëpp jàppale na dans tous les secteurs boo demee si tourisme jàppale na leen nga dem si artisanat jàppale na leen nga dem si chauffeur transport yi jàppale na leen nga dem si culture jàppale na leen nga dem si famille jàppale na leen nga dem si sport bi jàppale na leen kooku yaakaar naa fàttewul kenn si njabootam xam ne jafe-jafe yi ne si réew mi xam ne mbas bi mu ñëwee li mu indi si jafe-jafe mu wëlbatiku jàkkaarloo askan wi pàcc bu ne mu jàppale la salam man kon nag mun lu wax dëgg yàlla di ko ñaanal di ñaan yàlla yokk ko kàttan yéene bi mu am si réew mu yóbbu ko fa yàlla bàyyi ko suñu responsable di ko ñaanal di ko sant di ko gërëm wa salaam. foofu la yëkkatee kàddoom muy monsieur Baye Ndiaga Diop nekk frère ministre de l'emploi Dame Diop nekk responsable APR membre fondateur nekk chef de division
des recettes et de la fiscalité de la commune de Diourbel ñu koy jaajëfal tey moom nañu amoon fii si émission noo ko dundee si seen télévision Moubarak TV la chaîne des valeurs reçoit toujours des femmes et des hommes de valeur yu nekk si diwaanu Ndiarème ñu am mbégte bu yaatu kontaan lool si vraiment si dalal bi mu dalal di nuyu bu baax a baax aussi ñi nga xam ne mooy militant bi nga xam ne ñoo ngi toog si biir salle bi di seetaan li nga xam ne mooy émission bi ñu am mbégte bu yaatu di leen présenter seen émission noo ko dundee présenté par votre fidèle serviteur Cheikh le professeur si caméra bi Gora Diallo si réalisation yi El Hadj Babacar Sall ñoo yéeg di wàcc di lamb di daj di xam di xamale àdduna potu ndaa la ku naan jox sa morom ndax lu tëgg tas waaye su neexee des ci xol yi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu jërë ngeen jëf